asalaamaaleykum suñ mbokk internet yi ñu ngi waat suñu émission gan gi tey suñu gan nekk at Mame Goor ñu ngi lay nuyu. waaw Cissokho maa ngi lay fay di nuyu internet yëpp di nuyu képp koo xam ni yaa ngi xool Référence Actu. Mame Goor Diazaka nga nekk candidat à la mairie de Rufisque nekk doomu Tëngéej ñu war a waxtaan lu bari nga xamante ne xew na fii di waxtaanaale ci sa candidature boobu wante balaa boobu dañu xëy mu am information bu génn sa digganteeg sa soxna muy Fatou Thiam mu wax ni moom bëggutul sax gis sa photo ñuy wax ni da ngeen nekk en procédure de divorce comme am nañu opportunité waxtaan ak yow ñu laaj loolu nu mu demee. waaw Cissokho nag dëgg neex yàlla posé ma question boo xam ni dama ne woon du ma ci wax parce que sama vie privée la. bëgguma di étaler sama vie privée ci presse bi. ñëpp di ko gis parce que ki ngay wax noonu yàlla dogal na suma soxna la sëy nañ pendant 8 ans yàlla dogal mu am ay moments yu neex am ay moments yu naxari ñu am doom bi ñu am nekk suñu nawle am ay doomu bàyyi parce que man am na ay doom yoo xam ni moom juru leen donc sama doom boobu dafa am ay doomu baay te doomu baayam yooyu waruñu ko xas waruñu ko yeb parce que dama juddu ci kër gu mag sama wéyjur bu jigéen ak sama wéyjur bu góor fexe ba wutal ma wayu rafet mooy kenn du ma tudd ci àddina tudd sama wéyjur wax ci lu ñaaw donc man du ma am sama doom di ko jéem xas sama doom boobu sama nawle la man ak yaayam ñoo ko seex donc nag encore une fois comme ni ko olof di waxee sëy dagan na tàggoo dagan na comme nag dama am sama doom encore une fois nekk jigéen bëgg dans 10 ans ma maye ko bëgguma wax dara ci presse wala mu wax dara loo xam ni ëllëg ku ko gis xeeb ko wala nga xeeb ma du ma wutal sama doom xaas parce que elle n'a pas demandé de naître am ca ci man la ñu ko yëgee nii laa ko yëgee dama yeew rek gis ci presse bi ñu naan Mame Goor comprendre la désormais nag à partir d'aujourd'hui yow moom suma rakk nga suma xarit nga mun naa ci wax ak yow mais du ma ci waxaat amul kenn ci àddina ku am maxaama di ma interroger ma lay wax ci sama live parce que ba may takk soxna tàggu ma woon nit ñi kon bu may tàggoo damay taaw di ko yëgal nit ñi te sa comprendre la bëgg expliquer yàlla dogal na ni ànd nañu ànd bu war a jeex la jeex bu war a jeex ci mu rafet parce que tey même bu ñu amul woon doom dafa war a rafet sëy nag bu si doom juddoo rek mooy c'est day jeex loo xam ni lépp loo xam ne daal moom wax na ko jàpp naa ni njuumte la xelu jigéen a ko jàppoo la yu mel noonu man jàppaloo ma ko dara tey jii dama am seet bu bees xam nga lan mooy seet bu bees luy sa seet bu bees seet bu bees bi mooy damay war a dem élection dans un mois yàlla dogal ñu def sondage ma jël paie war a gañe Tëngéej defar ko donc mun loolu tey ma ñëw xal jigéen ñi xal góor yi mag ñi ndaw ñi imaam yeeg ñëpp koo ni nii ñu ne Mame Goor Diazaka ñu xëy suba teel fekk ma may wax ci ay détails donc sama seet bu bees mooy li ma nekk tête de liste coalition booloo Tëngéej war a dem jël mairie Tëngéej defar ko képp ku may laaj na ma laaj ci sama candidature 23 juin mu mën a jël ndam li yaakaar bi nga xam ne Rufisquois ci sa cët bu bees boobu la ñuy wax Mame Goor Diazaka nga nekk candidat pour jël mairie ville de Rufisque mairie ba nga xamante ne ba mu existé léegi ëpp na 300 ans nga bëgg ko jël lan nga bëgg jox Rufisquois lan nga bëgg a teg seen loxo lan nga bëgg a soppi biir Tëngéej. waaw li ma bëgg a jox Tëngéej moom mooy li nga xam ni yàgg na tukki di ko gis ci àddina bi di ko gis fépp. mais boo xoolee Tëngéej ni ñu koy waxee toujours rek anarchie totale moo fi am insalubrité bi dafa bëri fii assainissement dañu am problème am tey jii Tëngéej amatul ville fépp commerce la te lépp mun nañ ko négocier waxtaan ak nit ñi ba nga xam ni kenn ku ci nekk di nga xam ni fii ngay occupé baaxul di nga fa mën a jógee ñu placer la feneen te loolu yëpp dañ ko war a mën a def dans la diplomatie ci dialogue lañ ko mën a defee. ba pare yàlla dogal ñu nekk mu nekk dëkk boo xam ne tamit dëkku lébu la dëkku géej la dafa am tefes. tey mun nañ ni tefes comme pétrole la mel parce que mun nañ fa def ay restaurant
café terrain de foot foo xam ni nit ñi dinañ am ay espace d'épanouissement foo xam ni bu benn Rufisquois demee dox ba ngoon mu war a mun a ànd moom ak soxnaam ak doomam dem toog jël air ba pare destination li ñuy wax destination Rufisque mooy ji dina am week-end yoo xam nit ñi comme ni ñu fiy jógee di dem Saly ñu mën a ñëw Rufisque ak yooyu te loolu yàlla dogal na ni ñun am nañ ay partenaires yoo xam ni tey jii ils sont prêts. littoral bi 6 kilomètres la mais mbalit rek lañ fay tuur ak ndox bu yàqu te c'est pas normal donc loolu bokk programme boo xam ni ñun pare nañ pour indil ko waa Tëngéej benn bis mooy historiquement Rufisque est mort parce que am nañu ne tey jii représente tuuti tey man dama xalaat nii tey jii Tëngéej fi am spectacle boo war a def da ngay gën a dem Grand Théâtre wala nga gën a dem feneen te ñun on a l'espace ici bugg nañ fi man ci mon programme spectacle bu mag dina jël ay 800 personnes mais même salle bi nga xam pour les conférenciers wala ñëpp dinañ ko mën di utiliser après ko Mame Fatou Seck parce que Mame Fatou Seck ndëppkat bi nga xam ne kii boo xoolee Bill Clinton ñëwoon na fii seet si ko te loolu soo xoolee pratiquement ay nit dañ daan ci nekk ci àdduna bi di ñëw soo xoolee béjjënam yeeg lagetam yeeg yooyu dina am benn comportement ci biir affaire boo ko mën a teg musée daal teg fa benn nit boo xam ne dina mën di expliquer Mame Fatou Seck la mu daan def nga xam ne moom li mu daan def dafa am culture musée nga fa bëgg a def musée waaw parce que li mu doon def dafa am culture am culte te culte dafa am importance ci dëkk donc nag tey ñooñu historiquement kenn waru leen fàtte kon bu ñuy wax Tëngéej une ville d'histoire et de culture ku mel ni Mame Fatou Seck dañ ko war a fàttaliku léegi nag salle de spectacle boobu boo ko defee ba pare mun nga jël musée bi yëpp tuddee ko Mame Fatou Seck mais mu am ay compartiment salle de spectacle nga tuddee ko Adja Xaar Mbay parce que elle a représenté quelque chose ici am na lu mu def ci àddina bi am na lu mu def biir Tëngéej am na lu mu def ci biir Sénégal donc boo xoolee am na keneen ku ñuy wax Doudou Diop mu daxoon a dessiné ci Sénégal ci plasticiens yi gën a mag la nekkoon moom mu la bokkoon moom moo doon dessiné Senghor il est de Rufisque tey jii war na mun a am ci biir benn couloir wala benn partie boo xam ne ñu koy jël installé fa ay tableau yoo xam ne moom defoon na ko et puis les plasticiens de Rufisque les artistes mun fa def seen i affaire mu nekk loo xam ne tey jii dina créer emploi mais en même temps Rufisquois yi dinañ am képp koo xam ne artiste nga wala conférencier wala koo xam ni li ngay def dafa soxla mbooloo mun ko defee sa biir dëkk parce que on a l'espace te loolu li koy def mooy un maire boo xam ni am na ay partenaires à l'étranger mën a indi nii ci dëkk bi donc ñun loolu moo ñu tax a jóg dëkk boo fa juddoo boo xool lan dëkk bi defal mais lan xool yow lan nga mun a defal sa dëkk ñun nag lan lañu mën a defal Tëngéej moo ñu tax a jóg moo tax lépp loo xam ko fi bokk ko Rufisquois yi bokk ko waa Tëngéej donc loolu ay yu ndaw la rek yoo xam ni mais si sa lim dégguma nga lim ndaw ñi de te am nañ fi solo de ak jigéen mais xam nga tey boo waxee tey ji li ma lay wax yëpp dafay jël emploi te emploi ay jeunes lay jël parce que tey loo tey comme ni ma lay wax tey ji boo demee indi benn partenaire jox ko benn 2000 mètres wala 3000 mètres devant la plage bu mag a mag hôtel bi dina jël minimum benn 200 personnes bu fay liggéey donc mënuñu dem ci fekk ñu am 70 ans ñu leen di jël ay jeunes la ñuy jël donc tamit ci wàllu santé boo tey ji te dépassé dafa war a dépassé fu ñuy waxee ñaari hôpital la am parce que sax boo xoolee yenn yi dispensaire la gars yi transformé ko tudd ko hôpital parce que am na ay quartiers yu nekk fii ci biir Tëngéej fii Daaru Rahman ak yooyu da ngay gis jigéen yu bëri bu ñu am doom sax dañ koy amee ci mbedd mi ci ville boo xam ni moom la ñuy wax comme ville de Rufisque c'est à 20 kilomètres de Dakar parce que bi ñu daan wax 28 kilomètres mooy bi ñu daan jaar ci route de Rufisque mais léegi boo xoolee ak autoroute péage bi fii ak Palais koy daw donc nekk dëkk boo xam ni dafa jege Dakar comme li ñuy wax jege ju sori ak sori ju jege Tëngéej dafa jege Dakar mel dafa sori Dakar parce que boo xoolee li xew Diamniadio xool li xew Dakar xool tey jii département wu Kër Massar bi ñu xool fii banlieue bi ni ko gars yi di defaree Tëngéej bu yàggee downtown lay doon te loolu nag bala mu fay yegg ñun ñi nga xam ne ñoo fi juddoo kenn du jógee Thiès wala Mbour wala Saint-Louis wala feneen ñun ñu fi juddoo ñoo war ñu taalal suñu loxo la jeunesse rufisquoise ak góor ak ñëpp ñëw taxaw kenn mun na ñëw taxaw laaj mais ñun dañu soxla xalaatu ñëpp moo tax may wax chaque jour su ma gañee damay def les mots de Rufisque boo xam ne damay jël benn boo xam ne bu ma gañee 23 incha allah
le 24 wala le 25 wala le 26 ñu def les mots de Rufisque stade bi yëpp ñu xam nga donc ñu ko nekk 1 minute 45 nga wax li nga xam ni yow neexul. ay marché ko tout après ñu xool nan lañ mën a établir les loolu teg xool nañ mën a liggéey ak ay nit yoo xam ni yu nit ñu xarañ lañ. ñu xool nga xam ne lépp loo def dañuy naan lii xalaatu Rufisquois la. bien vrai tu as ton programme au moins intégré ci 100 jours yu njëkk yi daal. bugg nañ lépp loo xam ni anarchie la wala mu nekk wàllu assainissement ñu xool ci 100 jours yi nan la ñu mën a profité. teg ko am na loo xam ne tamit il faut ñu man damay wax su ma gañee maire bi dàq kenn si doon liggéeyee mais képp koo xam ne yaa ngi am salaire nekk États-Unis ñu lay fay salaire u Tëngéej wala nga nekk France ñu lay fay salaire ci maire bi dañ koy dagg parce que mënoo di liggéey mënoo doo liggéey ba pare di fayeeku waaw nga nekk France wala nga nekk Côte d'Ivoire yaa xam ñu embauché te doo liggéey te loolu am nañu ko njort ni am na fi ñoo xam ni dañuy fayeeku salaire te duñu xëy fenn donc nag loolu bokk na ci li nga xam ni ñun nous sommes prêts. jëlee ko fi ñun waa booloo defar Tëngéej waaye Mame Gor li nga wax na ay ci li nga bëgg Tëngéej nga foog ni boo àndoon ak candidat bi président Macky Sall tànn def ko du gënoon yomb. waaw xam nga tey jii loolu ñun dañuy wax ni tey jii ñëpp a bëgg a dem kaw mais suuf mënul ñàkki gaay te yàlla dafa dogal ñun dañu jàpp ni nous sommes les fils authentiques de te tey ñun bëgguñu ànd ak kenn koo xam ne am na benn gàkk-gàkk boo xam ni gars yi dañ la koy tuddal wala dañ la koy waxal te boo xoolee la plupart des Rufisquois dañuy wax ni candidat Macky Sall tànn dëggul Tëngéej nit ñi dañ koy wax tey nag ñun mënuñu d'accord juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi waxuñu nag ni diw dëkku fi mais nit ñaa ngi tuumaal ni moom dëkku fi parce que ku koo wax mun la waa ji dëkku fi les Rufisquois parewuñu sax pour woteel ko donc nag man du ma dem ànd ak koo xam ni damay ànd ak moom di am défaite du ma ko def Tëngéej laa juddoo fi laa yoroo am naa moyen peut-être mën a dem def sama caution laaj baatu askan bi ñu wooteel ma damay dem laaj li ma am parce que man maa fi dëkk je suis le fils authentique de Rufisque fi laa juddoo ba toll nii ma toll nii sama yaay elle a 86 ans fii la juddoo donc nag du ma toog koo xam ne nit ñi dañuy laam-laamee dëkk boo ko bëggee jiite il faut nga am fa bàjjen am fa ndijaay am fa goro. ah te moom amu ko fi. waaw non du gisuma ko man nag yàlla dafa dogal ni man am naa fi bàjjen am naa fi ndijaay am naa fi goro fi laa juddoo fi laa màggee. xam nga waa Tëngéej xam nañ ma dara naa ci canal bi. dem naa géej fële. dafa daan nekk géej. wuti nga mango wuti naa mango xam nga donc man Tëngéej man fii laa fooyo Tëngéej laa xam. man tey yàlla dogal na gis nga tey dem naa fu nekk ci àddina ba fu nekk buum mais bi ma yàlla mayee pour ma war a mën a samp kër dama ñëw Tëngéej samp ko su ma yeewoo jàkkaarloo ñi nga xam ni man ak ñoom ñoo juddoondoo woon ñoo màggandoo woon ñoo fawandoo loolu moom importance donc nag tey du ma topp ci ginnaaw koo xam ne du ma liggéey 4 ans pour ñëw yekkal ko koo xam ni gars yi dañ naan dëkku fi du ma ko def loolu rek la parce que man gañ laa xam mais teewul yaa ngi ci ginnaaw président Macky Sall. non man Macky Sall politique am dama koy soutenir parce que dama jàpp ni c'est un bon président c'est quelqu'un boo xam ni depuis que mu yor Sénégal li mu fi def ci ay projet li mu fi liggéey Ablaye Wade liggéeyu ko Abdou Diouf liggéeyu ko Senghor liggéeyu ko bu ñu waxantee dëgg rek Macky Sall c'est le meilleur président le Sénégal que le Sénégal n'a jamais eu fii nag Sénégal moom dama la def benn affaire bi fi Senghor nekkee dañ doon wax baaxul na dem Abdou Diouf ñëw ñu naan na dem baaxul Ablaye Wade ñëw ñu naan suul leen ko baaxul Macky Sall ñëw ñu naan na dem sénégalais la plupart rek laa wax ñu ci bëri waxuma ñëpp parce que boo waxee gars yi jël say wax wëlbati ko mais ñu bëri ki faloogul ñoom la ñu bëgg ñun ñoo bëgg ku faloogul sénégalais moom boo faloogul sénégalais ngay gis course bi départ fas yëpp départ fas bu weex tàll bi jël paie gars yi naan may gis nga bu morom bi am fii ba fas bu mën a daw la te deuxième la jël wala troisième ça veut dire que ni nit ñi il faut ñu comprendre ni Macky Sall c'est quelqu'un boo xam ni nekku fi pour di dóor sénégalais yi nekk fii pour di xañ sénégalais yi seen wërsëg c'est quelqu'un boo xam ne tey jii li mu fi def xoolal stade olympique bi nga xam ne def na ko fi ñu war ko ubbi d'ici quelque temps stade bi ku romb ci autoroute à péage bi soo ko xoolee sax sa yaram daw jam ñaajo mu créé ville bu bees xam nga créé terre bi xoolal bërki démb li xew Tëngéej fii stade boo xam ne ay football ay match de football lan moo ci yoonu terre
terre bi ñun ñëpp ñoo ko moom sénégalais yëpp ko bokk tey yow boo demee sànni ci terre bi xaalis yow sa yëf nga yàq est-ce que comprendre la parce que ñun ñoo ko moom waa Sénégal dëgg la mais dafa am ñoo xam ne dañu dresser la jeunesse jël leen def leen noonu état nga xam ne tey problème bu am ci dëkk bi rek gars yi dañuy jubal ni nañ dem lakk kaaru Dakar dem dikk wala nañ dem lakk terre te terre bi man li tax ma ciy gën di wax mooy terre bi dafa am solo parce que ñun dañu am gare historique boo xam ne ñun bi ñu nekkee xale gaaru Tëngéej bi moo gën a feex ci Sénégal ku fa tëdd nelaw comme climatiseur ba nu nekkee xale ba léegi ñun fa lañ daan fowee tey bu ñu gisee tey ji ni ko Macky Sall transformé ak terre bi ñu gis tey boo jógee Diamaguène bu Rufisque laa wax ne pas Diamaguène Diacksao mais Diamaguène bu Rufisque boo ko parce que Tëngéej am na Diamaguène fa la gaar bi nekk bu xam nga soo koy jéggi gis ni zigzag bi pont bi def nga tiim terre bi da ngay kontaan bërki démb histoire bu ndaw am équipe bu ñu gagné rek booy yi jubal da lay wóor ni affaire yi am na ay soubassement politique donc nag nit ñi nañ xam ni surtout la jeunesse nañ xam ni tey boo lakkee car wala nga toj bus wala nga lakk terre bi wala nga taal terre bi wala nga dem buddi ay fiilu courant yoo xam ne mooy doxal terre bi bul yaakaar ni Macky Sall nga ko def Macky Sall moomul terre bi day dem bàyyi ko fi xam nga wéy juróom yi moomuñu ko comprendre la kenn ku bokk ak moom moomu ko moom il a un programme pour le Sénégal te man je pense que c'est un bon programme donc bépp sénégalais dafa war a jàpp ci li nga xam ni moom mooy doxal dëkk bi dëgg la léegi ñu Mame Goor ñu campagne bi day tijji le 8 janvier incha allah le 8 janvier nga dugg ci campagne sa première campagne ñu fàtte mosoo dem élection mosoo def campagne Mame Goor campagne électorale cher na de waaw est-ce que di nga am moyen waxuma la campagne yoon tudde ay ñaari oto ay 50 t-shirt affaire campagne laa wax waaw xam nga damay profité nii ci occasion bi may masawu tamit di jaale ñi nga xam ni dañu ñàkk seen bakkan ci li nga xam ni moo xew keroog fii ci stade Ngalandou Diouf stade bi toog nañ pendant 7 ans di ko jooy Rufisquois yi man mii bokk naa ci ñi nga xam ni yàgg naa taxaw di kaas pour stade bi ñu ubbi ko pour jeunesse rufisquoise bi mën ci football mu am problème booy dem di buddi poto yi ñii di jël ay xottu bitel di ko toj di ko def ci pelouse bi ñii di lakk pelouse bi loolu dañuy profité di ko ñaawlu et puis tamit di profité ci occasion bi di jaale ñi nga xam ni ñoo ci ñàkk seen bakkan ñi nga xam ne tamit di ciy gaañu ñaanal leen yàlla may leen wér ñu dellu si nag ci question bi nga xam ni moom nga ma posé si élection nga ni Mame Goor mosul dem élection man su ma mosul dem élection j'ai des amis yoo xam ni ñi ay maire lañ ñi ay ministre lañ yàgg naa leen côtoyer yàgg naa leen fréquenter xam naa ni xaalis bu koy def mais man yàlla dimbali na ma ba ma amee ay xarit yu baax am ay partenaires yu baax yoo xam ni ils sont prêts pour taxaw jàppale ma ci lii nga xam ni moom laa dëgmal muy incha allah campagne bi war a démarrer le 28. bu commencé Rufisquois yi dinañ xam ni ak sénégalais yi dinañ xam ni xam nga roy du nuroog pire gars yi dinañ xam ni du ma seen morom comprendre la. il faut que nit ñi comprendre ni Sénégal nit mun na fi nekk am ay partenaires yoo xam ni war na leen jàppale te man nag am ay xarit yu ndaw bu ma campagne rek gars yi xam ni du ma seen morom. kon daal yow daal am nga moyen wu def campagne bu rëy. non dinañ def campagne bu baax parce que xam nga campagne benn moment buñ ne campagne bi ubbi na mooy gars yi ñu def ay caravane di dem ci koñ yi mais campagne dëggantaan mooy pré campagne bii mooy dem seeti nit ñi ci biir kër yi waxtaan ak ñoom mooy porte à porte bi ngay def est-ce que comprendre la mais incha allah bu la démarré ba Mame Goor génn ba taxaw dinañ xam ni lépp dëggal te incha allah le 23 ni ma la koy waxee tous les jours balaa midi ma tàggoog ñoom. balaa midi ma woo préfet ni ko indil ma sama band. waaw balaa midi nga tàggoog ñoom xam naa dañuy tëj chapitre boobu rek dugg ci beneen premier ministre dellu si na président moo jékki-jékki woon rek moom supprimer poste premier ministre mu dellu si nan nga gisee loolu et aussi parmi ñi ànd ak président kan nga jàpp ni war na mun a yore poste boobu noonu. waaw damay profité nii ci occasion bi di féliciter le président Macky Sall. keroog Damboj dafa génn mu ne président ñun bu ñuy adressé wu moom la ñuy adressé wul directement parce que amul premier ministre gis nga état dafa war a am koo xam ni su nit ñi jaaxlee
bu ñu mënul gis président ci moom la ñuy jot ci moom mais bu ñu mënul gis président mënuñu jot ci moom mais ku jóg rek président ngay attaqué ku jóg rek moom mooy nekk sa interlocuteur parce que da nga fay gis benn opposant boo xam ni jiitewul juróomi nit mën na am sax parti moom kese la mais boo waxee mun a man du ma wax ak yéen seen président laay waxal parce que amuñu premier ministre. yàlla dogal na ni daal man ñi ma fi gis ñëpp ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye mu ngi fi ku mel ni Matar Cissé mu ngi fi ku mel ni mu ngi fi nag tey Amadou Ba laay tànn parce que c'est quelqu'un boo xam ni il a ses preuves yor na ministère des finances pendant des années xam nga liggéey fa liggéey bu mucc ayib ñu jox ko diplomatie sénégalais bi def ko ministre des affaires étrangères bu mucc ayib Sall xëy suba teel wàcce ko ñi président wàcce ñi mer ñii ñëpp kenn su ko dégg toujours loyal au président di dox lu baax di dox lu baax nekk am personnalité kenn déggu ko ci dara boog maam góor laa wax de su fekk daan Amadou Ba laay daan parce que jàpp naa ni il est respecté par l'opposition et ñi nga xam ne ñoo yor pouvoir bi tey un premier ministre dafa war a nekk tremplin dafa war a nekk koo xam ni day mën di wax ak opposition di wax ak xam ni opposition bi tey mun nañ jaaxle di am jiixi jaaxa si dara mu convoqué leen ñu mën a toog teglu ko mais am na ñoo xam ni boo leen falee bala ñoo naan fal bala nga naan lë gars yi saaga leen parce que charisme bi nga xam ni war nañ ko am dëggantaan man pour man amuñu ko donc Amadou Ba daal man jàpp naa ni tey jii bu ñu doon fal premier ministre bu fale dina am nañ ci moom yaakaar. xam naa fi ñu jeexalee rek mooy pour élection yi dañu commencé campagne ñu gis ni dafa am waa CUDIS muy cadre unitaire de l'islam. dañu proposé acteurs politiques yi mu def charte non violence. yow benn la nga gisee charte. waaw charte bi man mënuma ko gisee nu dul rafetlu ko parce que Sénégal kenn mënu ko defar ci fitna te dama ko doon wax sànq moom bi may wax rek ci affaire football bi maa ngi koy wax il faut que Sénégal mooy les opposants ak ñi nga xam ni les tenants du pouvoir mooy les politiques ñu am ay discours yoo xam ni ay discours yu responsable nga def njombe kenn du la jàpp mais ñi nekk ci opposition bi dañ naan kii def na njombe député yooyu kañ la ñu woon summi woon seen balan am na un mois dañu war a dem ñu entendre leen Sénégalais yëpp xam ni ci pouvoir bi lañ bokk nee nañ dañoo def ñu bëri summi nañ seen malaan dindi seen parlementaire dañ leen a war a entendre Sénégalais yëpp xam ne justice xam nga ñoo ci yem mais tey jii ñooñu soo leen bàyyee ñu gis kenn koo xam ne dafa nekk ci opposition bi tamit ñu con benn vite fait ñu woo donc seen xel de jiixi jaaxa ñu nekk ci opposition bi tamit kuñ ci convoqué gis nga da ngay dem dajale say nit ni demuma dëkk tey jii bu ñu bëggee mu jaar yoon xam nga am gendarmerie am tribunal comme na am armée am na may profité nag ci occasion bi di féliciter di encourager le ministre de la justice maître Malick Sall ay kaay ñu ànd ci jàmm mun nga ñëw nga signé boo signé ba noppi nga joxe sa kàddu nga leen ñu ngi nii di ma signaloo dinaa signé parce que réew mi dafa am ay autorité religieuse am ay autorité étatique am ay coutumier ñëpp nekk fi donc man dama ànd ak sama ay nawle du ma nangu benn yoon ñu ne ma signal pour jàmm ma ni du ma ko signé waaye nag bu ñu yeggee ci lii ma gis ñii la ñu doxale bu boobaa nu ma doxalee nañ xam ni signé woon naa nga dànkaafu mais yow boo ñëwee taxaw ni signé wu ma ça veut dire que ni yow yeekatu fitna nga te loolu bien xam nga xam naa ni sax man su ma tuddee Ousmane Sonko gars yi ni maam góor mooy uude lu mu wax ci béy ñu ne der bi la soxla encore une fois pour lui mais su ma doon moom charte bi bu ñu ko koy signaloo daf ko war a signer et puis ñu en tant que frère dama koy ñaan xam nga tey ji li xew si dëkk bi léegi bu sa montre réeree sax nga génn nañ taal pëna donc li koy indi mooy booy yi nga xam ne dañ leen di inciter ay mortal combat ay dañuy wàcce ci tali bi xam nga d'accord ma si parce que yow mënoo nekk koo xam ne tey tu aspires diriger un pays nga naan Dakar téye leen seen doom yi boo leen téyewul bu leen jàppee di leen daggate def leen ci saaku te yow bu ëllëgee bon président bu ñu daggatee ni am yaa war a dem taxaw est-ce que comprendre la
loolu rafetul li ci topp mu kooku ñu wax Jibril Ngom yow mënoo jël sàcc ko daw ak moom ba pare ñëw ñu yóbbu la président di la recevoir loolu man ànduma ci damay wax li nga xam ñu ko entouré am ñoo xam ni seen pexe bopp rek moo ñor président il est dans 1000 affaires mun nañ ko rek ni ko recevoiral ñu booy bi lii sax wax ko leneen mu recevoir mais li loolu mooy ñi nga xam ne ñoo président de la république war na ko créer ay ennemis gratuitement Jibril Ngom nag néew ma du exemple mais daf ma def jël ay dossier jàmbur après ñu xëy suba teel mu am ay booy yoo xam ni APR lañ bokk yàgg a xeexal Macky Sall yàgg ko jàppale mënuñoo gis président ñu gis boobu ñu indi ko booy boobu nekkul koo xam ni li mu def kenn rafetlu ko nga indi ko devant le président donc ni nga mën a taxawee tamit nii Barthélémy Dias waruñu ko woo mu ne du ma wuy ji comprendre la keroog Malick Sall jox ko conseil bu baax bien vrai que ni il est le ministre de la justice mais daf ni ko demal nga wuy ji parce que da gars yi dañuy ànd suulante da ngay am nit yow nga am convocation tribunal mun la su ma doon yow du ma wuy ji li tax mu la ko wax mooy mu ñu bëgg ñu jàpp la mu récupérer say nit gars yi noonu la ñuy àndee ànd bukki la ñuy ànd moo tax il faut que boo nekkee politicien fii si dëkk bi ngay calculer bu baax li ngay def parce que tey am na ñoo xam ne tey ñu jàpp Ousmane Sonko lañ bëgg pour ñu récupérer waa Pastef mais am na ñoo xam ne dañu bëgg ñu jàpp Barthélémy Dias pour ñu récupérer Ndakaaru est-ce que comprendre la booy kenn ku nekk bëggul sa morom suul la donc nag ñu ànd ci stratégie loolu kii la message la boo xam ni dama koy lancer ñëpp et puis di ñaan yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm def fi tawfeex ñu dem élection locale yi ñu mu nekk élection yoo xam ne ay sànnante ay xeer ay waxante lu ñaaw ñu dem élection Rufisque incha allah à midi ma gañe gars yi ñu defar dëkk bi maa ngi lay remercier Cissokho di la encourager yow tamit question yi metti na neex na mais am na solo jërëjëf